Moussa Thiam nekk foofu ca Ngaye Mékhé inshallah dinañ ko jël par téléphone war a waxtaan ak moom inshallah ci tolluwaay jamono kon xanaa ñu tàllal ko micro bi inshallah ci par distance lay doon fa mu ne ak fii ngeen nekk ci seen xamle SNTV xamle TV nga xamante ne seenu jam bu ñëw ci jamono la waaye ñëw di leeral lépp loo xamante ne ñu koy romanaat ci réew mi sëñ Moussa ñu ngi lay ziar bu baax waaye waaw di la laaj rek benn muy discours président Idrissa am nga ci ay njàngat ñaareel bi mooy dégg nga médiateur de la République moom it def na discours waaye bi ci topp mooy naka nga jàngatee situation réew mi fu mu toll ak tamit lan mooy solution. waaw d'abord damay présenté Moussa Thiam coordinateur Ngaye Mékhé. bi maa ngi lay sant ci dalal bi. bu baax a baax comme ni nga ma ko laajee. discours le président Idrissa Seck ak nga xamante ni le médiateur de la République Aliou Badara Cissé def na. d'abord damay dikk ci discours Idrissa Seck. Idrissa Seck li mu def rek loolu la war a def. kilifa boo bokkee ci ñi tabax réew. ndax kenn nattablewul Idrissa Seck bokk na ci ñi tabax réew. ndax ànd na ak le président Abdoulaye Wade. ba jot réew mi nekkal moom ñeenti at. ku xool ñeenti at yooyu rek di nga xam Sénégal bon bi mu def. dëgg la kon si Idrissa bokk na ci ñi tabax réew. dellu si nag nekk ci opposition bu légal ba nga xamante ni mës ta ànd ak xeex mës ta ànd ak toj mës ta ànd ak yàq. ak li ko teg lépp. kon Idrissa tabax na sàmm na leen ci tabax. dëgg la ba tey jii yàlla dogal réew mi toll fii mu toll. muy un homme d'expérience. xam ni coow fi mu jëmee réew baaxul. te yàlla mën na koo jox réew mi. kon bëggu fee fekk réew mu yàqu yàlla mën naa jox keneen réew. mais Idrissa moom bëgg na fi fekk ak ku mu mën di doon. dañuy ñaan nag mu doon ko mais ñu fekk ci réew mu intact. dëgg la kon réew mi su tolloo bi su Idrissa yëkkatee kàddoo. di ci wax. képp kuy homme de paix te am vision. da nga ko war a rafet. dëgg la parce que deful lu taxawaayam. léegi woote ci dal. woote ci jàmmoo. xam ni kat réew mi suñ ko taalee suñ alal la taal. te dañ toll ci jamonoy mondialisation. nga xamante ni àdduna bépp daanaka benn réew la. ñi jóge France ñëw investir kii jóge Corée ñi investir kii jóge Turquie investir. waree bu gouvernement mooy mu sàmmal ko alal. te Idrissa ci loolu rek la ko wax. nooy jàngatee gannaaw discours ba am na ñu taxaw di ko ŋàññi que ne xaaruñu bëgguñu xalaatam xaaruñu lii ak lii noo jàngatee loolu. xam nga waxu kilifa moom bu jógee. ñii dañuy wax jëm fee ñii jëm fee. waaye képp kuy ko nga xamante ne ñi ngi tudde patriote. tudde seen bopp patriote ak patriote xam nga tudde sa bopp dara. ak doon ko ça fait deux. waaw. képp kuy patriote te déglu discours Idrissa Seck. war nga xam ni kii jàmmi Sénégal la bëgg jàmmi jeunesse bi la bëgg. parce que déjà jeunesse bi souffrir nañ ci. jël mbëkk xëy duñ liggéey xëy dara kon di yàqale
ndeysaan. fan lay jëme réew mi. dëgg la. fan lay jëme réew mi. foofu la woote. léegi ginnaaw loolu noo jàng situation wu dëkk bi ci jamono yi. situation dëkk bi xam nga Idrissa Seck dafa wax ne ay kilifa ñoo ko seet boobu dugal ci loxoom du waxtaan. ñooñu dañu xam cërëm ci Macky Sall xam cërëm Idrissa Seck. xam nga négociation doon tey laa koy commencé mu jeex tey. tudd na ci Alioune Tine. waaw voilà tuuti rek ma yeggale réflexion bi. waaw c'est bon. tamit dinañ xam parfois ni Idrissa xalaate. parce que discussion bi tey da ngay gis ni Macky bàyyi ñeenti bi kii bàyyi déedéet. Idrissa Seck daf leen a wax. Ousmane Sonko su fekkente ni leen koy ji du moom. na def ni ma defoon. wax wala nu def ni liñ de ñu koy ji ba jant bi bay ko ma tënk. su fekkente ni moo ko def bu jéem. Idrissa Seck loolu la wax. mais néew la obligation la loolu la wax ne loolu la bëgg Ousmane Sonko ñooñu bu mu dellu seen ko Idrissa tamit yow kat lii nga wax seet nañ ko nii leen bëgg nga dugale sama nii leen bëgg nga dugale sama ci noonu la ñuy waxtaane buñ déggoon dañuy dugale Idrissa ci négociation yi parce que Idrissa li ko war mu en tant que kilifa mooy ci ñëpp buntam voilà ni mën na cee dugal loxo donc moom dafa tijji buntu bi rek waaw kese macha allah nag waxtaan la am na solo moom na mu cey def am na solo waaw loolu la élargi beneen bi ci defe waaw mooy le médiateur de la République xam nga comme moom tudde nañ ko le médiateur de la République bu coow amee moom moo war a jëkkatu xëy na nag am na stafam boo nga xamante ni peut-être discours bi lu mu génn la wax ko mais day ànd ak jëf mais moom dafa chargé état bi d'accord xam nga état am na mag ñuy wax naan boo dee acte ñuy xel ñu ëpp doole sax day gën a téye gën a làq bëri ba du jot ci néew doole waaw du téye ki néew doole ëpp doole ngay téye parce que moo mën a gaañ fële xam nga ku nekk rek da nga am sa tactique de négociation ak sa tactique booy communiquer ak nit mais man li ma ci amal solo rek mooy yàq bi ak avenir bu pare déjà sonn nañ ci chômage sonn nañ ci ñàkk a liggéey am ñu boole ko nekk ci année Covid déjà am nañ 1 an 3 mois yoo xamante ni ñu ngi sonn ci feebar bi ci mag ci la nekk dolli ko rek looy dénk xale yi boo pare foofu ñu jeexle fa waaw xale yi daal li ñu leen di dégg mooy ñu dellu si ci ak dal liberté nag ku nekk sañ ko parce que réewu libre moom du am ci mais ñu gën a jox mag ñi jël mag ñi traversé lu bari di leen wax seen jàmm rek la ñu wax jàmmi xale yi la ñuy wax jàmmi réew suñu doom jàmmi doom la suñu jàmmi kii la di jaale nag ñu ci deele di ci wàññi ko ndeysaan waaw parce que ñun ñi sax ñu ñëpp benn bakkan rek ëpp na ndeysaan ak sa mag juróom-benn bakkan dëgg la ñi ci gaañu ñàkk ay cër ñii doon défendre seen bopp seen liberté ñii tamit doon défendre ñu nekk ci réew mi seen alal pour bañ ñu yàqu macha allah te kon xam nga ni kenn rafet na kenn mucc rafet na kon delloo ci xel yi jërëjëf te déglu ñu naan teg leen jëf yi ndànk ñu waxtaane ko loolu mooy liy jëm Sénégal ci kanam jërëjëf waaw initié di la sant aussi yow macha allah ci liggéey bi ngay def parce que am na njariñ fàttali nit ñi yaay kan allo waaw ma ne fàttali nit ñi yaay kan waaw Moussa Thiam coordinateur réew mi ak Gaye Mexe jërëjëf ma tëjee foofu daal di la sant bu wér di la félicité di la encouragé di nuyu ñëpp ñi lay déglu ak ñi lay seetaan baax a baax yàlla na yàlla sën ci lépp lu ñu muslu di dellu dina ñaanal nag sama président loolu nag ma koy may ndeysaan sama président Idrissa Seck macha allah te yàlla musal ko ci saytaane mu ngi lay dégg nag mu ngi lay dégg bu baax ak lépp luy yàq waaw ak lépp luy yàq macha allah yàlla musal di rafetlu aussi lépp daal sa liggéey ci ko bokkal def jërëjëf di ñaan jàpp ci réew mi di ñaan jërëjëf merci beaucoup
jërëjëf Moussa Thiam jërëjëf mu nekkoon ci téléphone bi di coordinateur parti Rewmi ci Ngaye Mékhé xam naa ne incha allah dinañu jël ku mel na Samba Tall Sarr ngir xam ko ci wàllu pétrole xam ko ci wàllu actualité waaye incha allah léegi ginnaaw bi nga xamante ne am ngeen Moussa Thiam di coordinateur parti Rewmi ci Ngaye Mékhé yaakaar naa ne dinañu jëli keneen koo xamante ne di ngeen ko ràññee lool ci waxtaan wi nag mbokk yi mu ngi ànd ci jàngat yi nga xamante ne dinañ ko indi ci doxalinu réew mi dinañu jël ku mel na Mama Cissé nekk ci Golf Sud waxtaan wi nag dinañu jël ku mel na Mama Cissé di responsable ci Golf Sud bu ñu ragalul mu ngi ànd ak ñun ci téléphone bi kon nag ñu àndandoo rek jël ko moom Mama Cissé déglu ko ci en direct ci Xamle SN TV nga xamante ne Mama Cissé dañu koy bàyyi xel Mama Cissé ñu ngi lay laaj ci actualité wu dëkk bi fu mu toll li ci jiitu mooy déclaration le président Idrissa Seck la ñu bëgg nga décortiquer ñu ko ak ñi koy ŋàññi ci réseaux sociaux yi nga xam ne saaga rek lañu tànn ñoom mu doon seen arme te saaga nee nañu mooy arme ki gën a faible naka nga jàngatee déclaration président Idrissa Seck yow Mama Cissé ñu ngi lay déglu nag attentivement. di rafetlu interview bi nga xamante ne permettre ni ñu mën a exprimer wu à travers seen ay antenne jàngat bi nga xamante ne def nañ ko ci déclaration président Idrissa Seck bi di ci jiitu mooy président Idrissa Seck bi muy wax dafay wax ngir jàmmi Sénégal ngir dal dellu ci dëkk bi waaye xam nga jàmm pour mu am faaw ñëpp tënku ci dëkk naka la ñuy tënkoo ci dëkk mooy ñu wax mbir mi li nga xamante ni moom la demee mu mel ni dafay fàttali ni dafa am kenn ci ñun ku ni kenn ci ñun da koo tooñ mu dem def plainte ginnaaw plainte boobu mu def mu doon sàkku ci yoon mu àtte leen ndax coow yu judd yëpp dafay jaaru ñu ni kat comme que jur nay coow nañu jël yëpp teg ko ci suuf bañ a àtte mbir mi mu ni moom jàppul loolu waaye nag mënat na see dox tànku jàmm ndax dañuy jàpp ni ñi nga xamante ni mooy ñi fekk mbir mi am na foo xamante ni buñ fa yeggee mën nañu toog waxtaan waaye nag loolu firiwul ni duñu àtte dëgg ndax dëgg moom falaa budda dañ ko war a àtte ñu xam ki nga xamante ni dafa wax ni dañ ko tooñ bu fekkee ni dañ ko tooñ tribunal taxaw wane ni kii kat di wax dañ ko tooñ dañ koo tooñ loolu foog naa ne mooy li nga xamante ne ni moom moo jiitu ki nga xamante ne tam tuumaal nañ ko dafa nekk ci intérêt bu fekkee ne moom tuuma yi nga xamante ne ni jiiñ nañu ko te tuuma yi du dëgg ñu laave ko maanaam ñu seetal deram ba nga xamante ne dina mën a dellusiwaat ci askan bi xool li ñu xool kon ñaar yooyu mooy li nga xamante ne ni dañoo waroon jël position taxaw leeral li nga xamante ne ni mooy li nga xamante ni yëngal na réew mi léegi nag bu fekkee ne dafa am ci ab réew boo xamante ne ni bu mbir bu toll ni amee nit ñi jug taxaw ni kat nañu xool naka la ñuy defee jàmm am ñoo xamante ne ñoom safaan bi la ñu gis mooy maanaam position bii ñu taxawee tant que dëkk bi tàkkul ñun duñu ko am su boobaa damay jàpp ni gis-gis yi mën naa wuute mais nag li am solo mooy ñu àtte dëgg parce que li am solo mooy ñu wax le droit au nom du peuple foog naa ne tubaab bi dañ naan la justice est rendue au nom du peuple et jàpp naa ne suñu àttee dëgg si ñaari parti yëpp kenn du mer parce que gis nga dëgg moom fi ñu ko waxee rek ci tooñ dina reconnaître ne moom découvrir nañ ne moo tooñ mais aussi ki ñu tooñ dina dem ba xam ne moom kat doonte tooñal nañ ko jël nañu dëggam ci loxoom gis nga tribunal saa yu àttee ba pare soo gisee am benn parti bu taxaw di xataraayu ne d'accord rek da ngay jàpp ni àtte wu ñu yoon gis nga tribunal saa yu àttee ba pare léegi. mais mama gars yi dañuy wax ne wóolu wuñu justice bi parce que lim nañu mbiru Khalifa
lim nañu mbiru nu mu tuddati Khalifa Sall ak Karim Wade te yooyu tamit dañ ne bukki xawma lan bu ndobin ndey samaam boo gisee lu ñuul daw loolu tamit est-ce que doo leen jox faveur foofu ak naka la ngay jàngate loolu. xam naa daal man daal li ma jàpp ci mbirum Khalifa Sall ak mbirum Karim Wade bi yoon acté ba noppi li ëpp ci Sénégalais yi dañoo taxaw wax ne ñoom ànduñu ci acté bi loolu moom constat la boo xamante ni def nañu ko waaye est-ce que loolu dafay firi ni képp ku ñu tooñ rek soo wóoluwul justice waroo dem ci kanamu yoon man gëmuma loolu xamul lu ma gëm mooy justice bi nga xamante ne mooy suñu justice ñu wóolu ko boo xamante ne ni suba képp koo xamante ne nii nam nga ñu acté rek ci réew mi di nga def ñu acté la te suñ la acté di nga doyloo acté bi nga xamante ne jox nañ la ko kon dañuy ñaan Sénégalais yi ñëpp ñu delloo si suñu xel wóolu suñu justice. maama même bu acté bi teguwul ci dëgg da ngay ñaan pour nit ki doylu acté bi te wóolu ko même bu teguwul ci yoon. acté dëgg te yàlla rek. dama wax ni suñu acté ba noppi mu am ñu mer rek xamal ne acté wu ñu yoon. te dañuy ñaan acté bi ñu teg ko ci yoon parce que teg ko ci yoon dina tax ëllëg suñu justice bët bi nga xamante ne nit ñi doon nañ ko xoolee nit ñi am beneen gis-gis bi ñuy am ci. mais maama foofu justice mënut a rendre décision te amul ku mer parce que ñi ko doon wër kenn ku ci ne dëgg ji nga doon wër donc il faut mu am ku mer. ñoo taxaw ci kanamu askan bi ñu àtte ñëpp gis ni kii kat dañoo wane ni moom dafa tooñ kooku du mën a mer parce que xam nga bu meree kat mer bi day yem ci moom kese te nit mënoo tooñ ba pare ñu àtte la nga wëlbati ko di mer gis nga dama la def benn exemple xoolal tribunal di nga gis ñii nga xamante ni léeg-léeg dañuy wër di fëkk alalu di ñëw di fëkk di def jubali fu ñu leen àttee rek da ngay gis ñu ko yow de xam nga sax parce que juge mënoon na la tëj lu ëpp loolu xam naa ne dafa la dawal yërmande kooku doo ko gis mu mer mais léeg-léeg nga gis nit bu ñu àtte ci diggante lu dox diggante ba nit mu mer ba taxaw ni moom àtte bi ñu ko àtte jaarul yoon dafay delluwaat ci yoon àtte ko parce que lii ñu ko àtte jàpp ne ni jub nekku ci gis nga ko dafay delluwaat ci yoon te lu ci ëpp da ngay gis ni bu ñu yoon bu jëlee dossier am li naan cour d'appel wala pouvoir en cassation dañuy bàyyi xel ci kii kat dañ koo àtte woon àtte bu njëkk waaye dafa jàpp ne àtte bu njëkk ba ay jumte daf ci am kon ñoom bu ñuy sëgg ci dossier boobu dinañ jéem a xool naka la ñuy jubbantee li nga xamante ni moom mooy jumte yi bu fekkee am na ci waaye daal di nga gis ni dinañ attention bu baax ci àtte bi ñu koy àttewaat. jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi nga xamante ne jël nañu le coordinateur di Ngaye muy Moussa Thiam yaakaar naa ñu jël tamit le vice coordinateur bu Golf Sud muy Mama Cissé ñu ngi jël benn responsable boo xamante ne bu ngeen ràññee la bu baax a baax muy Samba Tall Sarr. waaw Thierno Djibi maa ngi lay nuyu di la ziar. yaa ngi en direct ci Xamle SN TV dama lay bàyyi kàddu gi rek xam nga li ñu la war a laaj nga ñëwal ñu ci incha allah li jiitu mooy ci déclaration président ak suite bi nga xamante ne am na ci waaye li ci topp mooy actualité bi ñu topp nii ci jamono yi affaire Sonko ak Adji ak tamit ni dëkk bi doxee. waaw jërëjëf Thierno Djibi di kontaan di nuyu sa auditeurs yi nga xamante ni yëpp ñu ngi leen di suivre di wax rek ni ñun ñoo bokk Sénégal kenn mënu koo xar ñaar ñun ñooy defar suñu réew comme ñun ñoo mën a yàq suñu réew kon yàlla nañu yàlla xiirtal ci ñu mën a jariñ suñu réew servir suñu nation. discours bi nga xamante ni dégg nañ ko démb le président Idrissa Seck yëkkati ko dañ koy rafetlu en tant que homme d'état je dis bien homme d'état parce que homme d'état mooy ki nga xamante ni bu waxee di ñënaw ba ci waxam bu waxee wax ci xam-xam maanaam koy xeltu kon dañ koy remercier par rapport à son discours responsable la ko waxoon rek ni
il n'est pas un commentateur politique, c'est un acteur politique. Encore une fois de plus, il est au-dessus de la mêlée. Ma préoccupation fondamentale, c'est de servir, de produire le maximum de bienfaits dans le temps qui lui est imparti par son Seigneur, dont il ignore la durée. Du moment où l'Iko Sokhal Moy servir cette nation, il a le droit, en tant qu'institution, incarné, troisième institution, économiquement, socialement et environnementalement, le président de la République, son gouvernement, l'Assemblée nationale. Deuxièmement, en tant que grand frère du président Macky Sall, grand frère du président Ousmane Sonko de Pastef, c'est son rôle de le faire. Troisièmement, qui est expert politique ou taille, le président Idrissa Seck en tant que leader politique. Quatrièmement, il a le droit de donner son point de vue en tant que Sénégalais, simple Sénégalais. Loolu mooy li nga xamante ni jàpp nañ ko ci wax ji son discours responsable. Donc gannaaw discours bi lenn rek la mooy servir cette nation. kon bu nation bi tolloo ci jafe-jafe am na droit wax ak son petit frère wax ni bu ñu doxalee nii ak nii ak nii dinañu génn ci guuta gi nga xamante ne tey fii la ñu nekk ci la ñu dugg pour ñu xool ñu ci génne loolu laa am lu ma ci wax pour le moment. ginnaaw discours bi dégg nga njàngat yi naka nga ko jàngatee accepté wunu médiation te moom nee na njiitu réew mi mu ngi koy wóolu na ko te su ko waxee xelalee dina ko déggal te yaakaar naa bu ko xelalee mu déggal ko dina doon jàmm ci réew mi ngi réew stable daal noo jàngatee ni ko accueillir gars yi waa Sonko ak ñeneen. xam nga nit ku nekk ak perception bi ngay am ci discours nit ki xam nga une communication doit être transversale et je pense bien que les communications le président Idrissa Seck transversale na boo ci bëggee dégg njariñ kese dégg ko ci dégg boo bëggee dégg nag leneen bëgg ci dugal mbiru politique politicienne parce que peut-être chef de parti la peut-être nii peut-être naa kooku moom am nga droit def ci sa jàngat comme yenn soi-disant journalistes yi jàngat biñ ci am mais dama ne encore une fois de plus avant ñuy adhérer ci ay partis politiques avant ñuy nekk ay journalistes dañu am ngëm-ngëm ñun ñëpp te jàpp nañu le président Idrissa Seck buy wax dafa taxaw ci yoonu siraatal mustaqiim di wax parce que avant tout il est musulman pratiquant kon bu wooyee rakkam Ousmane Sonko liñ koy tuum ba tey bi may toog di wax ak yow dañ koo tuumaal nee na présomption d'innocence nee na dañ koo tuumaal nee na loolu amul nee na bu ko justice wooyee mu wuyu ji loolu wax na ko. beneen bi ci def tey réew mi mu ngi tàkk. li ko laaj président Idrissa Seck wax ko lenn kese la. réew mi tàkk na woo ay militants ak ay sympathisants ñu bàyyi yàq gi bàyyi toj gi. loolu bu amee moom pare na ci mission boobu lenn li ci def le président Idrissa Seck ni mu ko waxee. moom ak le président Macky Sall am na droit soldat la wax ci ak moom def ci wax ja ba jàmm dëkk si waat ci réew mi. parce que Thierno Djibi bul fàtte ne muy yow di man di keneen ak keneen lii ñu gis du manifestation démocratique sow mi dafa am lu ci ñoom nee nañu manifestation pacifique la moom lañ wax waaw non dama ne manifestation pacifique lan moo ci toj banque lan moo ci toj ay butigu jaambur waxaguñu sax butigu ñi nga xamante ni ay ni ko waaye ay Auchan nga xam ni jàpp nañ ni ak c'est des chaînes françaises non ñi cay liggéey rek pour te dire Auchan investir na plus de 70 milliards au Sénégal. ñi ciy liggéey ils font plus de 1500 personnes. boutique Total yi ngay gis ak yeneen station yi ngay gis ñi ciy liggéey c'est des Sénégalais yu jël seeni milliards def ci. Sénégal ñu ne pays pauvre la ça veut dire que ni ñooñu ñu ngi contribuer pour ñun ñu gën a dugg ñun ci kàmb gi nga xamante ni pauvreté boobu ñu ne dañuy réduire réew mi. kon dafa laaj jàngat. jàpp nañ ni violence bi ñu gis du ay sénégalais dëggantaan ñoom la ñu xamee lii. ah bon dañuy am jàngat. ah bon waaw dañuy am jàngat Thierno Djibi. Aïssata Tall Sall wax na ko ministre des affaires étrangères. ministre de l'intérieur wax na ko.
ku nekk da nga am sa wàll ci nag wi. le renseignement c'est le renseignement. ku nekk ak la nga yelloo nañ la ko bàyyil. mais toj banque. ay nit di dee ci mbir mi. mu jar leen lu nekk. ñu bëgg a jël xale yi nga xam ni comprendre ñu lu bari en bouclier. ba pare ñu jàpp ne comme ay ñaawteef mu ngi am. état war na mën a jël ay responsabilités dama lay fàttali ne la Thierno Djibi. vu la situation géographique. géopolitique et géostratégique du Sénégal. En Afrique et dans le monde. Le Sénégal se trouve à l'extrême ouest du continent africain. Nous sommes sur l'océan Atlantique. Afrique de l'Ouest, yep, demande la ceinture de feu. Mon pays, yep, un coup d'État. Vous voyez, remonter ces cas, Algérie, Maroc et tout. Sur la sous-région de l'Afrique, ben pays est stable au Sénégal. Vous faites les pays qui orbitent sur l'exploitation pétrole et gaz. Am na compagnie yu ko bëggoon joxuñu leen ko. Ah bon? Ah waaw. mais loolu lu ci. loolu nekk na. te dañ naan toujours coow pétrole. kon ñun dal gi ñu amoon démb ak barki démb yàlla dimbali ñu ay tarixa nekk ci réew mi. dégg nañu président junj ci lu mel noonu ci wàllu pétrole bi fi mu toll ak violence bi nu mu xaw a jegeyoo naka nga jàngate discours am ci côté boobu. mais foofu laa jëm parce que nee naa la léegi xam nga maa nga may laaj yi nee naa la nous serons sur l'orbite de l'exploitation pétrolière et gazière. te ñu ngi xaar sunu baril sunu premier baril ñu ngi xaar sunu premier baril yaakaar naa ci 2022. 2023 aha. ci la ñuy xaar sunuy baril de pétrole. ak sunuy mètre cube bu gaz. ñuy wax ay milliards baril ak de mètre cube de gaz ak pétrole. ñu nekk réew mu ndaw mii. bu ñu déstabiliser wu dañuy dem suñu yoon nous allons être tête de peloton de l'Afrique. tey jii réew moomu yàlla dimbali nañu ba am nañu tarixa yoo xamante ni wax dëgg yàlla keneen mënuñoo ñëw ba boolee ñun suñu biir ñu reyante. muy Touba Tivaouane ak Ndiassane ak Laayeen ak famille Omarienne ak ñëpp. Medina Baye tout. parce que loolu la ñu gëm loolu mooy sunu mbaar loolu moo ñu téye. bu dee foofu rek la jiyaadis yi bëgg a jaar mënuñ ñoo am keneen duñu am incha allahu rabbi. kon coow lu mel nii bu amee ñoom ñu jàpp ne am na loo xam ne dañ ñoo rax. kon Cheikh Béthio waxoon. père de famille yi war nañoo wax seeni doom war nañoo wax seeni sët war nañoo wax seeni jarbaat ñu xam ni mbir mi nekkatul ay fo. dafa am lu ñuul ci soow bi te loolu di ñuul ci soow bi dañ ko war a fekk sànni. mooy lan mooy ñuul ci soow bi lan la jeunesse de mon pays. ñu jéem a xool xam-xamee ràññee ñiy gàmmu ak ñiy raadi déem du ñu benn. Ousmane Sonko bu wootee loo xamante ni manifestation la ñu ngi toj di yàq. lan moo ci indi gas tali di toj tali si ngeen doon jàppat ay tali amul tey ma gis naa ñoo xam dañoo dëkk di piqué tali. pour lan. pour yàq. yàq googu ñuy yàq sunuy bien tey sunu bopp lañ ko def nous avons plongé dans cette pauvreté. sunu situation ñun. en Afrique et dans le monde wax naa ko léegi. suñu situation géopolitique. moo ñu war a dimbali ba ñu nekk réew moo xam réew mu dal la. toujours dama faral di ko wax. lii nga xam ne dañ ko am muy ay meññeef en offshore comme en onshore. muy pétrole bi. di gaz bi. di fer bi di or bi di marbre bi di phosphate bi di zircon bi di leucoxène bi di yooyu yëpp. ñu ngi mën a développer sunu réew ci sunu teeyu bakkan. la tax le président Idrissa Seck dugg ci nguur gi pour jàppale le président Macky Sall. mooy ñu jéem a xool lu ñu génne Sénégal ci guuta gi nga xamante ni fii la ñu nekk tey jii. kon tey mënuñu nekk ci situation yooyu xool lu ñuy redresser sunu réew. nit ñi bëgg a taal dëkk bi ñu toog yéen si dana. léegi nag nous avons des forces de défense et de sécurité. dama ni la nous avons des forces de défense et de sécurité. lan nga bëgg wax foofu. te ci loolu muy gendarmerie di police di armée. ci seen professionnalisme. tax nañu ba maintenir nañu ful bi. tey am na pays yoo xam bu doon ñoom la yaa ngi dégg ay milliers de morts ou bien des centaines de morts.
ci seen professionnalisme bu ñu leen booy provoqué sax dañuy reculer booy naan ñu ngi daw. ndeysaan te xamuñ ne ñoom ndeysaan loolu mooy seen jàmm. leur propre fils. ndeysaan. raison pour laquelle ñu daw. bu fàttali ne Thierno Diéby Sénégal am na lu mu mën a aaree boppam. dëgg la. nous avons des corps d'élite qui sont là au Sénégal. Il y a les commandos, il y a les parachutistes, il y a Copière mu ngi fii, les commandos marins sont là. Il y a d'autres compagnies d'élite de la gendarmerie et de la police. Mais duñ ko mën a utiliser contre ce peuple. Kon seen professionnalisme moo tax ñu egsi fii tey ñu egsi. Et je dis et je le rappelle, je lance un appel solennel à la jeunesse de ce pays. Cette armée-là, les corps de sécurité et de défense sont là pour gérer leurs biens et leur sécurité. maanaam corps yi dañ fay nekk pour aar leen ñoom ak seen alal ñëwuñu pour fitnaa leen pour ray leen wala pour gaañ leen. il faut que ñu am raison garder. kuy wut prof ndoll pour dugg ci Sénégal pour déstabiliser ko waroo koo jaarale ci jeunesse bi nga xamante ni jeunesse bu consciente la ñu war a nekk. macha allah liñ leen di sant mooy jàngi wuti xam-xam. liggéey wane seen bopp Sénégal jëm ci kanam. jërëjëf ce à dire mooy que nous avons que ce peuple. amuñu leneen lu Sénégal ñoo ko yàq comme ñoo ko mën a defar. Ferons-nous le coude la main dans la main. di wax rek le président Idrissa Seck la ma waxoon. Le Sénégal est un édifice en construction. Nous avons besoin de toutes les ressources humaines en compétence et en vertu. Qu'ils soient d'ici ou bien de la diaspora, pour pouvoir amener ce beau bateau qui se nomme le Sénégal dans des lendemains meilleurs. Sunu talent bi lenn kese la mooy yóbbu Sénégal tête de peloton de l'Afrique voire du monde. Tous les pays industrialisés seen matières premières ñu koy jëlee Afrique. 44% des matières premières du monde proviennent de l'Afrique. Le Sénégal en a plus de 20. Kon bu fekkee ni 20 yooyu tey bu ngi sunu réew. ñu ngi ko mën a liggéey ci transformation pour que nous soyons un pays industrialisé mais loolu ci à une seule condition. mooy ci kaw dal. ci kaw dal. ci kaw dal. jërëjëf. ci kaw dal. ndeysaan nu ñuy def ba dal la. dal gi mooy li ñu woote kilifa. déglu nañu xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg te wér. dégg nañu kilifa diine yëpp dégg nañu kilifa aada yi ñu ngi woote dal. loolu tax ma ne sànq je lance un appel solennel plus particulièrement à la jeunesse de mon pays. de savoir raison garder. réew mi ñun ñoo ko bokk wala ñu ko yàqal suñu bopp. mais ñoom foo leen gis dañu naan Macky Sall rek mel na mbir mi Macky Sall rek la parce que réew nag dañ koo pencoo. waaw xam nga li ñuy wax mooy réew dañ koy war a pencoo. mais fi ci tollu tey waruñu xool coloration politique xam nga la ñu war a xool. wallaay. situation bi ñu toll tey ak fi ñu toll nii. nan la ñuy def ba génn ci. rôle président Idrissa Seck def na ko. loolu tax président Idrissa Seck def ko. tey jii dégg nañu maître Alioune Badara Cissé médiateur de la République dégg nañu. communiqué déclaration moom it. am na ñeneen ñi def déclaration li ñu def déclaration yëpp mooy nit ñi revenir à leur sentiment. macha allah. Sénégal mësul nekk ku brutal Sénégal mësul xam lu bon mënul xalaat lu bon. kon encore une fois de plus. bu ñu poussé xale yi di leen jàpp de bouclier pour pouvoir def seen ñaawteef. jërëjëf. il faut savoir raison garder et ça je lance un appel solennel à la jeunesse de mon pays ñi nga xam ne jàpp nañ ni jàng nañu xam nañu ràññee nañu. dañ ni nag un peuple meurt par la trahison de ses propres enfants. et cette jeunesse n'a pas le droit de trahir son peuple mooy servir son peuple loolu moo ko war loolu laa leen di ñaanal. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf Samba Tall Sarr jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne kii ngeen doon dégg léegi muy Samba Tall Sarr di responsable politique ca Ngaye Mékhé waaye nekk it spécialiste ci wàllu mine ak yu mel noonu nga xamante ne Sénégal yëpp xam nañ ko ci rajo yi xam nañ ko ci télévision yi dinañ ko gën a jël mu gën a yaatu nga xamante ne moom kii lay doon incha allah. dinañ xaar suñu beneen téléspectateur ci Xamle SN TV ci concept bu bees bi muy taxaw seetlu ci njàngatu réew bi. asalaamaaleykum. allo waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thierno Souraqatou Tidiane Thiam yaa ngi en direct ci Xamle TV Xamle SN TV ñu amoon ay kaddu yi ñu bëggoon
jokkoo ak yow ci sa njàngat ci discours le président Idrissa Seck président CES ak tamit noo jàngatee situation réew mi fi mu toll yan kilifa diini yi génn nañu wax am na ñu génn wax dégg nañ yenn certes ci ay télé ñu def ay plateau di ŋàññi ñooñu ne kenn yónniwu leen nag waruñu wax ci léeg yu mel noonu lan ngay andi foofu ci ay leeral ak tamit noo jàngatee discours bi. waaw Oustaz Djibril Sow ginnaaw bu ñu sant yàlla li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm. amiin amiin. defal ko mboolem jullit fi ñu war a mën a nekk. amiin amiin. lu loolu jàllee. suñu mbokk Sénégal yi yëpp ñu ngi leen di nuyu jaarale nuyu bi ci Xamle TV. ñi ci réew mi ak ñi ci diaspora bi. di xamle man ci sama wàllu bopp sama njàngat ci discours président Idrissa Seck. ci li jot a xew ci réew mi. discours responsable la. lu ñu njortoon ci moom ba tey mu nga fa. discours kilifa la. wane na kilifteef ci jëf ak ci kàddu. wax dëgg yàlla wax ji. waxu responsable la rek wax dëgg yàlla. am nañ ci lu ñu jàngat maanaam li tubaab di wax patriotisme tamit wane na ko ci réewam. ndax nekkul ba nekkul ñëpp xam nañ ne président Idrissa Seck bëgg na Sénégal. ndaxte lii dafa mel ni mënuñoo wax ne sax gaa dafa musoon daf ko séntu woon xëy na ci wàllu baatin ndaxte responsabilité am bu mu jël ci bëgg a nekk opposant républicain nga xam ne comme ni ñu ko waxee woon weer yi ginnaaw dugguñ ci politique ngir yàq dañoo bëgg ci politique ngir defar dugguñ ci politique ngir toj dañoo bëgg ci politique ngir tabax waxoon na ko loolu waxoon na ko loolu teew wane na ko waxam ji firnde na waaw man ci sama jàngat bopp rek sama xam-xam bu gàtt gis-gis bi laa ci am wax na wax yu rafet wax yu responsable kenn ku ci ne mu jox na la sa àq waaw loolu mooy premier point bi ci sama njàngat ci waxam léegi ñaareel bi mooy noo jàngatee réaction yi ginnaaw bi mu waxee ba pare ñii ngi waxee nii booy ci commentaire kii yi xam nga mbokk yi nga xamante ne saaga mooy seen arme ñoom ba léegi ñu ngi ci xaste yeeg saaga yi noo jàngatee loolu. wallahi seen Jibril loolu moom duut lu ñu bett ndaxte prévoir woon nañu loolu. ñu wér ko rek ci fenn. te moom mi nga xam ne mi ñu yàlla boole ci wàllu politique ci wàllu njàngatu aduna. toujours buy wax day wéeru ci alquran wala ay ahadis yi rek yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dayoo sax ba ci démb rek wax ji yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ci tamit kon li kooku amul bu kenn séentu di am loolu li kooku amul bu kenn yaakaar da nga war a mën a am loolu te moom président Idrissa xam na ko bu baax sóoraale na ko ndaxte saa ci waxee rek day wax ne moom xalaatam la wax dina nangul ñeneen ñi tamit seen xalaat. ndeysaan. waaw kon ba tey loolu rek lañuy foofu rek lañuy dellusiwaat encore. di xam ne carrément ñun lii njortoon nañ loolu dina am ñeneen ñuy wax safaanoo. ba ci comme ni nga ko waxee ba ci saaga di ci jib sax. waaw ñu baal ma ci kàddu bi. mais comme noonu la tëddee rek ñu mën koo waxee noonu. loolu doonu lu rafet ndaxte bu ñu amee ay njiit yu mel nii. ñu nekk réewukaay ci réew. kenn ku ci nekk ci ñun luy sawareet rek mooy jéem a teg sa tànk duñ teg seen tànk. waaw man loolu laa ci am comme njàngat. ci naka nga jàngatee ginnaaw bi yooyu yëpp jàllee ñu ngi naan président na wax président de la république moom lañu bëgg a déglu mu wax te moom ñu ngi xaar pour mu wax. ba ñu toftal ci moom ay saaga wala ay xas parce que bee yoon génnoon na ci benn média étranger
ñu laaj ko ci mu ne leen loolu man yëguma ci takkuma ci ñu ne voilà lu tax mu wax ne yëgu ko takku ci ñu indi daal yeneen manipuler ay waxam léegi ñoom ñu ngi bëgg mu waxaat nooy jàngatee loolu ak tamit kilifa diine yi génn tey wax ñu toftal ci ñoom dégg nañ ko sànq ci benn scène en place ñuy xas kilifa yooyu naa leen kenn yónniwu leen waruñu woon wax ci turu kilifa diine yi noo jàngatee yooyu yëpp est-ce que ñooñu bëgg nañ jàmm. waaw ba tey seen diglu mooy lu ñu wax rek ba tey encore di ko waxaat wala président de la république moom bu fekkente ne yàlla suñu borom dogal na nit ñi ñu ngi séntu ci moom mu wax gaa war naa wax dina wax ak askanam pour man li ma jàpp bu jotee doon luñ koy jàngal ndaxte président de la république la nekk ñu ko fa war a jàngal ñu ko war a bokkal ci liggéey bi te ñu tëral ay waxam ak yooyu dafa am ay institution bi nu mu tëddee ci li ma foog donc wax spécial lay kii lay nekk comme surtout nag aussi dafa nekk loo xamante ne mbir mu doy waar la waxam boobu tamit dana xaw a jafe ndaxte ñaari citoyen ñu seq benn mbir kenn ku ci ne nga am sa droit ci sa réew nga am aussi ci sa devoir donc Thierno Sourakhatu Tidiane Thiam dañu nekkoon ak ligne bi yaakaar naa rëcc nañu ñu ngi koy sant nag di ko gërëm bu baax ci analyse yu pertinente yi macha allah ndax xam ngeen ne analyse moom su kii rek day daal di su mucc ayib rek ñun ñi dañ koy mën a di déglu kilifa diine la macha allah te yàlla dogal na it moom moo ñu dese woon ngir jël ci kilifa diine yi kenn ngir wax ak moom mu ngi bokk ci waa Fuuta nekk foofu ci Fuuta la ñuy jokkoo ak moom ca Jaaba Lidube nag dëkk la boo xamante ne mu ngi ci xoolu Fuuta ñu ngi koy sant bu baax di terminer rek wax ne nanu bëgg suñu réew mbokk yi nanu bàyyi yàq li président Idrissa wax nañu bàyyi toj nanu bàyyi bien wu askan wi ñuy sàcc manifestation pacifique dégg naa benn mbokk oustaz naan moo tax est-ce que ça oustaz la parce que maa ngi dégg nag muy làkk arab waaw ci benn chaîne tamit chaîne YouTube yi muy wax ne Ousmane Sonko dafa génn di manifestation pacifique comme ni ko Cheikh Ahmadou Bamba waxoon inni ujahidu bil ulumi wa tuqa ka mu doon waxal nag xëy na du ustaas ni moom muy Abu Diallo suñu frère boobu ñu ngi koy nuyu de passage ba muy wax ak moom ci loolu Abu Diallo xamul moom xëy na li mu wax waaye man xam naa li mu wax bu dee dafa wax ne day méngale Ousmane Sonko ak maam borom Touba mi waxoon ne inni ujahidu muy manifestation pacifique Sëñ Touba waxul woon ne day manifester de waxul woon ne manifester pacifique de inni ujahidu bil ulumi wa tuqa mooy moom day jihaad ci lan lay jihaad bil ulumi ci xam-xam jihaad ci xam-xam wa tuqa ak ragal yàlla mbokk yi lii nu tudd fii ndax xam-xam ak ragal yàlla ngi ci njiiñ boo xamante ne ci wàllu sëq ñaar la loo xamante ne daganul fii daganul fee njiiñ laa wax la ca topp mooy génne ay njaboot ba ay bakkan rot ci te kenn du ci wax ay bakkan yi rot mooy li président Idrissa wax xam nga le président Idrissa tax mu wax moo tax man dégg naa ko fu ko nit déggewul ndax ba mu koy wax fii en 2004 2006 ba ñu koy arrêté ba mu koy wax boobu mbokk yi ñu ñëw fii lañ nekkoon ba muy naan jabetuma feebaruma dara awma tension dara daluma te julli laa duma xaru ba mu paree ba muy génn dafa wax ne na ñun ñi yëpp rester en serein nañu bàyyi bu ñu toj bu ñu yàq bu ñu def lu ñu warul def nañ ko bàyyi fu ñu ko def rek
dina fa nekk waaye nag ndax nañu xam ne bi muy tabbi seen loxo dara jotu ko woon te jullit la du xaru waaw koo xamante ne yemale na militant pourtant militant wu Idrissa Seck boobu amoon na ay militant bu dee Sonko am na ay militant tey mais dafa yemale moom boppam dafa yemale ay militant ba pare doog a dem wuy ji donc ñaar yooyu wute na donc bi ñu jëlee exemple ci moom loolu tax li ñu jël exemple ci moom mooy le président Idrissa la ñu jëlee ci moom exemple bay wax ne Idrissa defoon na ko jaaroon na fii ba muy wuyu nangam ak nangam Idrissa génn loowul woon kenn dafa yem man dew ma woon ba muy dem di wuyu ji comme que dafa leen doon toog man dama toog mais bu waxoon ne ñëw leen comme ni Sonko ñun ñëpp dañuy ñëw tëppi ko mais loolu mooy acte de responsable parce que bi ñu demee lu bari yàqu na boobu ak fee boobu de sànnante lacrymogène yi xeer yi tàmbale de depuis boobu rek mars yàlla di def lay xew di xew ba ay bakkan rot ci kon loolu am na responsable am na sabab ba ay pied di taal ay station di taal ay Auchan di sàcc ay marchandises si jàmbur ba ci supermarché yi nekk fii benn bu ci ne dugg nañ fa di sàcc loolu mbokk yi fan lañ jëm réew moo xamante ne réewum jàmm la woon réew Maam Cheikh Ahmadou Bamba réew Cheikh Omarul Foutiyou radiyallahu taala anhu réew Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass réew Maam Limaamul Mahdi Muntazar Seydina Issa Ruhullah réew Baylaat réew Sëñ Fallu réew Sëñ Abdou Aziz Dabakh réew Maam Seyd Aboubacar Sy réew Cheikh na Cheikh Saad Bou réew Cheikh Ahmed Ndiéguène réew Cheikh Ahmed Baro réew Serigne Jaamal suñu mbokk yu baax yi bu Kunta mu Jaasaan réew mu toll noonu mbokk yi ci mag ñu toll noonu naka la ay nit di demee di ci xëpp safara si ba menace di jógee fu nekk ba ci ñuy xalaat ne ay terroriste wala ay jihadiste ñu ngi ci réew mi xam ngeen ni mucc gunu donc lu toll noonu nag ñi ko mën a indi ci réew ñooñu vraiment war nañ leen corriger ci yoon parce que Sénégal ak jàmm la laaj kenn bëggul jiite réew ñëw fekk mu doon dóob loolu Idrissa waxoon na leen ko nit boo bëggee jiite réew da ngay ñaan réew mi nekk ci jàmm bul meree ki jiite rek président de la république Macky Sall Idrissa wax na li mu xam ci moom loolu lañu war a xam ne nag une grande allié koo xamante ne jàmm rek la yéene président Macky Sall muy le président Idrissa Seck gis nga man moom moom woon xajo toog sax di ko déglu moom le président Macky Sall wala di ko seetaan mais Idrissa tax na tey na ma bëggee Idrissa Seck bëggeewuma ko comme nu toll na dama bëggee Idrissa ndax boole moo Idrissa ak dara waaye bëgg naa ko ngir Idrissa Seck loolu ñi ko xam-xam nañ ma loolu ci man waaye du tee kaddu dégg googu nekkoon ci xol bi moom mooy des ba léegi askan wi li ñu bañ mooy yàq li ñu bañ mooy toj li ñu bañ mooy sàcc alalo askan wi bàyyi leen nit ñi nekk ci jàmm bàyyi leen réew mi dal nekk ci jàmm fitna ak ay amul benn njëriñ ci kaw suuf lépp loo yàq may wax ne ñi nga xamante ne sàcc nañu alalu jàmbur yi dem yóbbu ko nar ko dundee ci seen biir nañu xam ne allazina yaakuluuna amwaala naas bil baatil innamaa yaakuluuna fi budunihim naaran wa sayaslawna sa'iira yàlla nee na ñiy jël alal ñi di ko lekk ci ak neen di sàcc di wuruj di piller ay alalu askan di toj ay Auchan di toj ay bitigu jàmbur di toj ay banque di toj ay station di yóbbu alalu jàmbur di ko lekk nee na loolu ñu lekk nañu xam ne safara la ndox moomu ngay naan jus boobu ngay naan chips boobu ngay lekk bonbon boobu ngay lekk na nga xam ne yaa ngay naan safara yaa ngay lekk safara yàlla ko wax de innamaa yaakuluuna fi budunihim naara te wa sayaslawna sa'iira te dinaa leen lakk ci safara yàlla na leen ci yàlla musal ñu ci ku ko defoon wala gekki woon demal tuubal yàlla buñ la ci mayee sax may nañ la musiba bu duggee sa kër sax musiba dugg na sa kër dañ xam loolu bu baax sàcc baaxul yàlla def ko tere wuruj baaxul yàlla def ko tere jàmm la yàlla laaj jàmm mooy nit ki la muy laaj saa yu yeewoo booy julli yaa ngi naan allahumma anta salaamu minka salaam booy taaya di sëlman assalaamu aleyka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihin yooyu yëpp yaa ngi koy jàng
booy sëlmal da ngay geesu ndeyjoor ne asalaamaaleykum lépp yaa ngi tudd jàmm te yow doo def jàmm. yàlla nu yàlla dimbali yàlla nu yàlla dimbali yàlla nu yàlla dimbali di leen sant di leen gërëm ñu ngi gërëm mbokk yi fi jaaroon yëpp ci téléphone bi muy sunu frère doyen Moussa Thiam coordinateur Rewmi bu Mékhé Ngaye Mékhé ñu ngi koy gërëm di gërëm Mama Cissé nekk responsable bu Golf Sud ñu gërëm it Samba Tall Sarr di responsable tamit mag ci réew mi di borom xam-xam tamit ci wàllu mine waaye ñi gërëm bu baax a baax kii nu mujjee jël muy Thierno Sourakatu Tidiane Thiam nga xamante ne kilifa diine la mu ñëwoon taaralal ñu lu des ci jotaay bi foofu la ñuy yem ak yéen mbokk yi ci Xamle SN TV ci taxaw seetlu Thierno Djiby in uridu illa al islaha mastadatu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba beneen yoon insha allah